asalaamaaleykum mbokk info réew mi Seydina Seck maan mbégte bànneex ñëwaat ak yéen seen interview exclusive nu ñu ko baaxoo di def saa su ne tey ñu fi dalal monsieur Ibrahima Hamidou Dème di président du mouvement Ensemble changer le Sénégal bu ñu ko amee dinañ waxtaan ak moom ci lu bari lu ko tax dugg ci politique dina ñëw aussi ci programme am si yan anam ak yan base la fas yéene changer le Sénégal comme nu ko turu mouvement bi di wuyoo monsieur juge maa ngi wax sax monsieur le juge monsieur Dème maa ngi leen nuyu di la dalal jàmm fii ci www.inforewmi.com. Seydina Seck maa ngi lay nuyu di nuyu aussi ñi lay suivre ñëpp di la sant di la gërëm ci sa invitation. voilà jërëjëf ñu ngi lay gërëm yow aussi si sa disponibilité monsieur Dème maa ngi juum sax naan monsieur le juge yaakaar naa ne war ngaa tàmm loolu wala yéen dañ leen compté ba tey dinañ wax monsieur le juge. waaw léegi day yaakaar naa ni juge bi moom la nit ñi gën a xam. am na ñoo xamante ni bon suñu retraité sax dañuy continuer di leen ne juge. man tamit jóge naa ci fonction yi mais ba léegi nit ñi juge bi daal ba léegi ñu ngi ma koy continuer di ma ko tuddee. waaw loolu nag c'est toujours un honneur mais xam naa ni exercer tout ma fonction yi. dëgg la waaw xam naa moom fonction de juge sont des fonctions très honorables. yoo xamante ni dama ko mës a bëgg. moom laa bëggoon au-dessus de tout. waaw waaye nag yaakaar naa ne rek duñ ne dama usurper fonction sénégalais yi daal ñoo tànn di ma ne toujours juge Dème. voilà nga dugg tey ci politique bi rëcc wóolu ci doon duggee tey. waaw question bu am solo nga posé foofu. xam nga li ma ci dugg li du ma weddi ni. politique bi am na lu bëri lu ma ci jàng. am na tamit ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ni. envisagé woon naa man xamoon naa ni mbir mi du yomb. mais politique bi man dama ciy sant yàlla li ma ci dugg li au contraire du ma ko rëccu. parce que expérience bu am solo la ci dundu nit. parce que tant que duggoo ci vie politique rek. man dama yaakaaroon ni par exemple bi ma nekkee ci justice. puisque propre société yëpp dafay daje. dama yaakaaroon ni xamoon naa lu bëri ci problème Sénégal ak ci Sénégal. waaye ne bi ma duggee ci politique laa xam ne dese woon naa lu bëri. donc damay sant Yàlla. ba mu may beneen expérience bu bees bu ma gën a tax a xam société sénégalaise te lu ci ëpp solo mooy lan xam nga. mooy lan politique engagement la. da nga engagé wu pour l'intérêt général pour askan wi. dana yombul ci anam yu bëri. waaye ne tant que yaa ngi loolu rek tant que yaa ngi def des sacrifices. pour l'intérêt général nga xam ni que da nga ko def ngir askan wi. ngir génération yi. yaakaaruma mu am combat bu gën a noble combat boobu. donc métti na. difficile na. mais c'est très motivant. jaamu yàlla ngi ci ak leneen donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. je suis très loin de regretter mon engagement politique. tey ci biir langue politique bi ba tey yaa nga dégg tey jii ñi naan ay les politiciens professionnels tey jii ñi ngi gis tey ñu bari ñi ngi quitté parti bi dem parti bële amatul ak Sénégal amatul conviction amatul idéologie yow mi nga xam da ngaa ñëw nekk bees ñu bëri sax doon wax naa yow yaay Macron bu Sénégal yow naka nga gisee tey valeurs yooyu ñu commencé di perte ci arène politique bi. waaw valeurs yooyu moom yaakaar naa ni les partis traditionnels commencé wuñu ko léegi. yàgg nañu ko gis depuis ay années 1981. bi PDS di commencé ñu gis nit ñi ni ñuy débauché. ñenn ñi ni ñuy defee la transhumance je crois que transhumance sax Sénégal la ñu inventé mot boobu. donc du lu bees. te ñun tamit ñu nekk ñeneen ñi nga xamante ni dugg nañu ci politique. ñu bees. yaakaar naa ni loolu moo ñu tax a dugg ci politique. te loolu day confirmer ni politique avant tout ay valeur la. dëgg la parce que suñu gisee fan yi li xew. ci langue politique bi nga gis ay nit yoo xamante ni heureusement journalistes yi ngi fi enregistrement yi ngi fi. ñu taxaw waat jël ay engagement de fidélité vis-à-vis de certaines personnes. mu metti ci ñooñu ñu dellu ci gannaaw complètement. loolu moom dafay wane ni nit ñi nga xamante ni ay référence la ñu waroon doon. ñoom ñooy vraiment wane. yenn jikko yu gën a suufe ci société bi. loolu nag parce que homme politique yaakaar naa ni dimension bu ci gën a am solo mooy l'exemplarité. nit nag nga ci war a def ba ñu lay roy. nga nekk royukaay.
waaye ne léegi ñun suñu responsable yi nga gis ni nekk maire nekk député nekk ministre occupé responsabilité sénégalais yi wóolu leen jox leen yenn nombre tànk yi su fekkee dañuy am yenn jikko yu suufe yi jikko yu suufe yi moom mooy wor parce que nekk ak nit mu nekk ci ay difficulté wala nga am ak moom engagement nga dellu ci gannaaw loolu wor la loolu waruñu en exemple donc ñooñu dañuy wan ni duñu référence te je crois que li ñu xiif du leneen lu dul ay valeur waaw valeur yi nga xamante ni ñu xamee waaw valeur yi nga wax noonu est-ce que sénégalais aussi pare nañ pour ànd ak nit ñoo xamante dañuy incarner valeur yooyu tey jii ñu bëri ñu ngi naan tey jii crise de valeur dafa am mais tey ku jug taxaw di woote baax wala di woote jub en général élection de passer 1% wala 2% loolu aussi ça pose pas un problème. waaw li nga wax Seydina Seck loolu wax bu am solo la remarque bu am solo nga def foofu parce que sénégalais yi dañuy wane ni ñoom dañoo jub dañoo bëgg lu jub mais parfois nit ñi jub ñi suñu ñëwee comme li nga wax li dañuy remarquer ni ñooñu daal li ñuy am du bëri exemple yi bëri nañ fi Mamadou Dia yaakaar naa ne ba léegi moom la ñuy joxe exemple de probité vraiment nit ku am ay valeur garder ko gis nañu élection 2012 yi fi passé Ibrahima Fall ñu ñëwoon ñëpp jàppee ko ni nit ku am valeur nit ku musul jël alal réew meeg yëpp xool gis nañ fu mu mujj loolu nag yaakaar naa ne aussi peut-être c'est un cycle bu ñu nekkoon ñun yaakaar bi ñu am rek mooy cycle boobu peut-être war na jeex sénégalais yi war nañu xool ni li ñu nekkee woon du lu gën parce que ba léegi ñoom dañuy fal ñenn ñi nga xamante ni suñ leen xooloon bu baax a baax xool jikko yi xool seen jëmb duñ leen fal léegi nag yaakaar naa ni balaa ñoo falati léegi dinañu xool parce que ñoom ñooy mujj di jooy situation yooyu waaw ñun de yaakaar bi ñu am moom mooy peut-être dinañ gën a tijji seen bët nañ xamante ni critères yu jiitu ci njiit mooy jiit bu jub jiit bu yërëm askanam jiit bu vraiment am yéene bu rafet ci askan wi yeneen yëpp après da ciy topp rek su yooyu valeur taxawee wax nga léegi ni balaa ñoo falaat dañoo war a xool tey bu ñu xool ci ensemble changer le Sénégal tey ci yenn base tey yéen ngeen fas yéene taxaw changer le Sénégal ci yu dëgër waaw d'abord ci valeur yooyu man dañuy tàmm di wax ni Sénégal xiif bi mu ngi fi xiif suñu waxee xiif bi mu ngi fii soo génnee même ci biir dëkk bi même ci biir Ndakaaru soo demee gis nit ñu xiif coono yi ñu ngi fi tar waaye ni li ñu gën a xiif mooy njub jiit yu njub loolu la ñu gën a xiif loolu la ñu gën a rafle waaw rafle wuñu jiit yu am xam-xam rafle wuñu jiit yu yoo xamante ni am nañ diplôme waaw rafle wuñu njiit yu mën wax li ñu rafle dëggantaan soxla ko Sénégal soxla ko actuellement moom mooy njiit yu jub njiit yu am yéene yu rafet ci askan wi njiit yu yërëm askan wi loolu la ñu xiif loolu nag j'espère que sénégalais réaliser nañu ko te rendez-vous bi nga xamante ni moom mooy rendez-vous 2019 bi ñu ko raté parce que suñ ko raté yaakaar naa ne dana xaw a doy waar bu baax a baax bon damay ragal ne ñu bëri découragé ci politique te Sénégal véritablement dëkk boo xamante ni lépp réunir pour ñu mën a defar réew mi waaw njiit yu jub rek man comme ni ma koy waxee côté demande sociale tey yaag sa mouvement ñi nga àndal tey nan ngeen yan proposition ngeen fas yéene def askan wi si dundinu askan wi ñi naan bu ñàkk bi bourse familiale bi wàllum santé tey yan proposition ngay indi yoo xamante ne tey Sénégalais yi au moins dinañ ne kat waa ji lañ doon seet waajaa ngi waaw ñun li ñu bëgg taxawal ñun suñu proposition boo xamante ni dañu koy ñun dañuy dellu ci askan bi parce que dañoo ne nit ki mënoo saafara jàngoroom tant que xamoo fuy metti donc ñun dañoo ñëw décider def benn programme comme ni ñu ko waxee woon ci weer yu passé mooy programme inclusif et participatif loolu lan lay wundu moom mooy
ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo bëgg jiite Sénégal. dañuy ñëw dem ci askan wi xool leen. xool secteur bu ne. xool ni muy doxee. waxtaan ak ñi fa nekk. déglu leen d'abord déglu leen xam jàngoro yi. xam jafe-jafe yi fa nekk. envisager ak ñoom solution danañ leen laaj sax yéen li ngeen di dund ni lan ngeen yaakaar ni moom moo ko mën a saafara. loolu yëpp ñu bind ko noté ko ñu ngi ci. depuis pratiquement ñaari weer ak genn wàll depuis ñu commencé politique ñu ngi ci. pratiquement sori nañu. presque fii ak ay weer bii di jeex danañu pare ci loolu. léegi suñu demandé loolu yëpp ñun ñu recueillir loolu yëpp. ñu méngale ko suñu vision. suñu vision. de développement ñun moom mooy un développement à la base un développement communautaire. loolooy lan xam nga dëkk bi. Sénégal par exemple dañuy gis ni lu ëpp genn wàll sénégalais yi ñu ngi ci àll bi. ñu ngi dundee béy ñu ngi dundee sàmm ñu ngi dundee napp. waaw ñun nag yooyu la ñuy def ba parce que gis nga béykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yi ba léegi dañ leen jàppee baadoolo. ñu yaakaar ni développement émergence bi ñuy wax mënul am tant que ñooñu ñu ngi leen di jàppee baadoolo tant que ñooñu état bi dimbaliwu leen ba ñu hissé leen ci niveau Sénégal les moyens ñu gën a am ay moyens état bi assisté leen ba ñu mën a am taxawaay boo xamante ni ñoom seen bopp danañu développé wu. loolu moom moo war a mën a indi développement donc ci base bi ci suuf la war a jóge ci béykat bi développé wu sàmmkat bi nappkat yi ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ci secteur primaire bi ñun loolu la ñu jàppee développement à la base développement communautaire ñun loolu mooy suñu vision développement leneen li tamit moom mooy loolu yëpp su taxawee ñun dañoo jàpp ni compter ci benn lay commencé ba léegi dañoo gis ci askan wi yenn besoins primaires yi yenn besoins vitaux yi muy lekk naan jàng ak faju yooyu ay problème la ba tar tey yu tar da ngay toog man Thiès mooy sama base dans la commune de Thiès par exemple da ngay ñëw nga génn ci doo génn ci commune bi de Thiapon benn quartier la mu ngi dans la commune de Thiès c'est à 10 minutes du centre-ville Thiapon soo fa demee besoin primaire yooyu yëpp amuñu ko amuñu sax courant te ñu ngi ci commune Thiès bi amuñu ndox amuñu courant amuñu l'école amuñu dara donc ñooñu mën nañu jàppee seen bopp que bokkuñu ci Sénégal xam nga barki démb maa ngi jóge Tamba ci benn quartier boo xamante ni aussi parce que ci biti ci àll bi moom situation bi dafa jéggi dayo mais Ngurel Hamad mu ngi ci biir commune Tamba bi dafa mel ni donc ñoo xamante ni bokkatuñu si ñun guddi lañ fa dem vers ay 22 heures ci suñu visite yi ñuy def waaye ne dañoo yéemu dañoo jàppee ni ñooñu mën nañu considérer que bokkuñu ci askan wi muy ñooñu muy ñeneen ñi nekk ci àll bi nga xamante ni amuñu ay yoon amuñu ay piste amuñu courant état bi sax du fa teg sax benn panneau solaire rek wane ni que lampe bay di tàq day état bee ko fi teg. dëgg la xam nga tey donc yooyu besoin primaire yooyu loolu dañ ko war a résoudre partout Sénégalais bi fépp mu mën a nekk mu jàppee boppam ni moom ci communauté bi la bokk moom mu ngi bokk ci Sénégal parce que lii état bee leen ko defal ñun yaakaar naa ñu loolu suñ ko fajee ba pare ñu engagé yeneen problème yi nga xamante ne bon man su ma comprendre yaa ngi li nga problème mu Sénégal parce que li nga wax aussi ku romb dëkk yooyu gis nañ ko bon Sénégalais yi ay solution fi mu nekk nii la ñuy soxla parce que ñu bëri aussi dañuy jàpp ni tey juge dem dafa fan ay projet président Macky Sall gis nañ tey da ngay défendre PSE lu ci mel ni Prodac aussi sax nee nañ tey Infos Rewmi ñu ngi ko bind nee nañ tey da nga boo si toogee sax yow da nga bëgg a jël Prodac jël ko def ko sa jël ko jëfandikoo ko encore donc mel ni yow président doxalinam neex na la peut-être ànd ak moom moo la neexul. waaw loolu je crois que précision bu may njëkk a def mooy man du ma nii liste. ni liste moom mooy kuy taxaw ne dara baaxul. Senghor bi mu fi nekkee def na lu baax. Abdou Diouf noonu Ablaye Wade noonu
président Macky Sall mi mën nañu xool loo xamante ni mën nañ ne lii baax na nag li nga wax noonu Prodac PSE yooyu yëpp ay vision la yoo xamante ni dañ ko war a améliorer yooyu yëpp ay programme la yoo xamante ni dañ ko war a améliorer mais su fekkee ni Prodac boobu nga tudd ba tey gis naa ay journaux yu bëri yu ne le juge dem salut ñenn ñi sax dañoo ne le juge dem sous le charme du Prodac waaw le Prodac le juge dem mais dans son programme pour le Prodac waaw léegi foofu précision bi dafay laaj précision xam nga man da wax naa ne léegi ñun programme développement communautaire la ñu gëm développement à la base ñun bi ñu déggee Prodac bi ñu gisee vision bi ci boppam dañoo ne c'était intéressant vision bi parce que lan la dañoo ne dañuy def ay domaines communautaires initialement fukk la ñu waxoon ci biir réew mi foo xamante ni ay infrastructures dañ koy mettre à la portée à la disposition des populations léegi nag ñoom seen bopp pour mu wàññi ndóol bi pour mu wàññi exode rural bi ak pour mu créer des emplois ci fukk yi ñu waxoon 4 je crois que Prodac 4 la commencé te 4 yëpp dañ ko war a préciser benn pratiquement moo ci fonctionné bien que dugal nañ ci ñëpp xam nañ ni scandale Prodac bi parce que man suñu ma neewee donc dama ànd ak Prodac day yaakaar naa ni c'est tout à fait le contraire journaliste yi ko bind bon dañ leen wax rek ñu bind parce que ñoom nekkuñu fa woon fekk ñu woon sama visité Dak Cefa man damay dem Sédhiou ma ne ñu nee nañu Dak Cefa mu ngi marché man lépp lu ñu wax ni day marché man damay dem xool ko parce que su may jiitee réew bëgg naa lii marché ma continuer ko on ne peut pas réinventer la roue man conception boobu la am ma dem fa gis contrairement ak yeneen dag yi bi moo fa toogee ko wàcc naa parce que fekk nañ fa le directeur des opérations du Prodac yëgoon nañ ñu ngi ñëw moom ñëwoon na fekk si ñu laaj ko yeneen yi nekk Bambey yi nekk yooyu moom ñëpp xam ni commencé guñu donc 5 ans après béykat yee ngi xaar ñu joxe seen suuf yëpp depuis 5 ans béyuñu Bambey muy Kédougou c'est la même chose donc ñu joxe seen suuf ñu ngi toog di xaar juróomi at béyuñu ñu ngi leen ne nañu xaar ba léegi foofu commencé wul bi nga xamante ni moom la ñu wax ni moom mooy dox liñ ci wax mooy créé na 10 000 emplois 4 000 ci biir dag bi ak 6 000 ci biti dag bi dem nañu gis waaye ne gis nañu daal vraiment gis nañu ay installation yu rafet ay bureau yu rafet ak yëpp gis nañ ko fa gis nañu nit ñi ñu ngi béy dem nañ sax ba gis batterie yeeg yooyu yëpp gis nañ ko léegi sàngee góob waaw léegi nag li ñu gis nag moom mooy ñun liggéey yi ñu wax loolu moom teguñu ci bët wax dëgg yàlla biñ fa demee nag moom wax dëgg yàlla li ci gis ci ñi koy liggéey sori na lool nombre bi ñu wax waaw xaw ma ñëw ñu nag fan la ñu nëbbatu mais gisuñu leen léegi nag li ñu mooy république lu koy defar mooy tamit di wax dëgg population yi parce que man bi ma fa génnee bon am na ay yu bëri yoo xamante ni maa ngi ko fa doon yaakaar gisuma ko gis na dara loo xamante ni commencé nañ ko c'est intéressant loolu ay wan dara loolu ñuy wan dara mooy vision ak exécution dafa am solo xam nga ñun dañuy parfois gars yi naan programme damay wax nit ñi chaque fois programme am na solo waaye ni ki koy porté am solo xam nga Prodac amul lu ko gën a intéressant comme programme parce que suñ xëyee programme boo xamante ni dafay créer emploi dafay wàcc ndóol dafay wàññi exode rural xam yooyu yëpp mais dundal askan bi loolu mais mënul am programme bu gën boobu mais su fekkee ci biir programme bi ñi ko yore am yenn compétence yi parce que man li may wax du man wax rapport ministère des finances boo xamante ni biir gouvernement bi moo ne ñi yore Prodac ñi koy yore amuñu compétence pour exécuter programme bi ba dafay jàpp ni sax ñooñu dañ leen war a remplacer def appel d'offre dëgg la voilà yàgguñu ci waaye nag ñu taxawee wax ñu ne ñu sommes tombés sous le charme du Prodac
loolu yaakaar naa ni waruñu ko wax njuumte la. ñun Prodac moom ay li nga xamante ni ci gouvernance bi am nii. ci gën a regretter parce que c'est une bonne vision boo xamante ni. yàq nañu ay milliards yu bëree bëri justifié wuñ ko. te ci nga xamante ni ñooñu la ñuy wax ñoo ci def malversation ak ñoo ko détourné. léegi topp leen te yoon dafa leen war a topp au moins ñu xam ñun suñu milliards yi fan la ñu jaar. dëgg la waaw ñun daal ci yoon boobu dëgg la. ci yoon boobu nga daan la sax ci yoon boobu nga daan la sax fa lay ñëw suñu dernier point ñëpp xam nañu aussi commencement maa ngi wax naan damaa ngi jum sans monsieur le juge ñëpp si yoon dañ la xamee nga nekk un homme de droit di nekk juge tey bu la yàlla tegeetee ci bopp réew mi wala nga yor wala yan programme tey nga yor pour réformer suñu justice bi ndax parce que ñu bëri dégg naa ñu naan du ñuy siéger si conseil magistrature duñu nekk président de conseil magistrature yooyu yëpp donc juge dem moom en tant que nit koo xam dafa nekk ci milieu bi moom yan mesure la compte pour le compte teg pour mën a réformer la justice sénégalaise ba askan bi delluwaat amaat confiance ci seen justice réew. waaw xam nga justice moom su ma ko jàppee woon démb rek tey lañ ci yaakaar ne sénégalais yi tey lañ ci gën a rendre compte que justice mooy socle démocratie lépp lu ñuy wax fii comme beeg loolu yëpp justice fédérée yeneen ñëpp topp ci justice amul secteur bu ko ëpp importance ci amul soo ñëwee nga dëgëral économie te investir suñu ñëwee dugal seen xaalis amul sécurité juridique et judiciaire nit ñi mën la sàcc sa xaalis wala ñu détourner xaalis réew mi kenn du leen topp loolu amul benn njëriñ maa ngi lay wax nii ñu ngi doon wax nii waxu Prodac bi gis ngeen li ma ne gis nañu léegi li ma doon wax ci waxu Prodac loolu yëpp question justice la justice nag lu koy amal doole moom mooy d'abord ñi nga xamante ni ñooy àtte ñoom ñu am ndëgërlaay am nañu ndëgërlaay ci constitution bi bu ñu bëgguloon ndëgërlaay bi nag am nañu ndëgërlaay ci loi bi waaw waaye ne xam nga man bi may def sama lettre de démission bi dama ne ñaar ñoo yàq justice mooy exécutif ni mu dugalee loxoom loolu exécutif xam nga dañoo war a am njiit yoo xamante ni dañoo war a jàppee seen ñoom ñu dëgëral justice sax loolu ñoom sécurité la ci ñoom suba ak jàmm wax naa ko am na fu ma ko waxee nee naa leen Ablaye Wade président Ablaye Wade mi fi nekkoon su xamoon nii amoon xam ni que dëgëral justice dafa am solo am na lu bëri loo xamante ni après ñu ngi ko doon joytu ci justice bi duñ ko joytu waaw loolu ñoom ci ñoom la exécutif beneen bi moom mooy judiciaire bi magistrat yi seen bopp ñuy àtte mais ñoom tamit ñoom seeni kilifa yi d'abord mooy ñi jiite magistrature bi mooy les chefs mooy ñan ñu ñuy wax les chefs la hiérarchie chef yu mag yi seen bopp ñoom gëdd ak dayo ak fonction yu kawe yuñ leen jox yaakaar naa ni xamuñu ko dañ koo xamul dañ koo suufeel seen bopp man dama jàppee ni président cour suprême par exemple amul dara lu ko président de la république yóbbee ci pouvoir ci taxawaay est-ce que xam na loolu moom waaw ñoom de motale wuñu ko man loolu laay wax parce que am na ñun dans le passé soo fi déggoon ay Kéba Mbaye soo fi déggoon ay Assane Bassirou Diouf ak Ousmane Goundiam ak ñooñu dañuy président day taxaw ñu xam ni kii c'est son alter ego waaw donc ñii ay vraiment ay nit ñoo xamante ni dañoo tolloo parce que constitution bi da leen tollale waaye nag yow su la constitution bi màggalee yow nga wàccee sa bopp parce que fu mu toll nii at yi passé dañoo wàcce dayo justice dëgg la dañ ko wàcce dayo bi dañoo wàcce dayo bi léegi nag loolu waaw léegi loolu ci ñaar lay jaar daal man ñi nga xamante ni ñooy jiite parce que magistrature man justice yàgg naa ci def naa ci presque 20 ans ñaar fukki at def naa ko ci avant maa nekk magistrat nekkoon naa greffier donc xam naa système bi bu baax dama toog gis justice nu muy wàccee ni mu ñuy mettee wàcc nit ñi di bàyyi seen prérogative di bàyyi dayo bi leen constitution jox yaakaar naa ni loolu du loi kese parce que loi bi aménagé na
ay garantie pour loolu am waaye ne nit ñi magistrats yi ñoo war a jëlaat seen responsabilité am na ci nag ñu bëri yu bëgg loolu mais mettre ñu leen mais yow en responsabilité est-ce que monsieur le juge tey responsabilité boobu nga wax aussi yow waroo si woon jiitu parce que tamit boo nekkee ci mbir du nekk du baax rek nga dem bàyyi ko fa da nga war a nekk ci biir taxaw xeex ko ba am li nga bëgg ngay doog a dem. waaw man de yàgg naa wax naa waxati ko ñun man li ma nekk ci biir yëpp yaakaar naa ni nekk ci biir moom du leen surprendre parce que xeex bu ñu noon xeex ci biir def nañ ko waaw ci biir nag xam nga magistrature aussi corps bu particulier la sooy am na sooy limite yam waaw am na loo xamante ni mënoo ko wax ci rajo yi mënoo ko def parce que dañ nga amoon benn obligation ci biir de réserve waaw am na ma bëri yoo xamante ni fu mu toll ni mënuma ko wax parce que loolu ay secret la woon secret professionnel donc ñun suñu defee ba xam ni que ñun fi ñu mënuñu dépasser limite boobu wala suñu dépasser limite boobu rek dañuy violer ñun suñu serment ñu violer suñuy obligation professionnelle loolu nag ñun moo ñu tax ñun ñu génn ci mais abandonné wuñu dañ cee génn pour continuer le combat. monsieur le juge ban fait moo la gën a marqué loo xamante ni boo ko fàttalikoo di am lu la métti dara carrément si biir durant bi li nga nekk 20 ans ci biir corps bi yëpp lan moo la gën a marqué ci biir. lu ma gën a marqué bon ay il y a des événements atte boo xamante ni yegg nga sa kër xam ni yow kat lii def nga lii lan ngay xam boo ko xalaatee am ci loo ciy rëccu. xam nga liggéey moom man amul lu ma rëccu man personnellement lu ma def liggéey moom da nga dem ba ci biir nga xam ni man de juum naa dem naa mën nga atte nit yaakaar ni kii def na fekk deful wala nga bàyyi ki nga xamante ni da lay wóor ni après def na mais loolu bi nga koy def yow da nga ko def de bonne foi c'est-à-dire yow defoo pression bi ñu def ci yow du nit moo la wax donc yow ci sa xel parce que nit suy atte lu mu fekkewul mën na juum te ñuy àtte ñëpp donc loolu après da nga regretter mais au fond du la def cas de conscience parce que yow bi nga koy def yow sa akolaay taala da nga yaakaar ni yow lii nga waroon def waaw ay événement nag képp kuy liggéey moom am na des événements yoo xamante ni parfois da nga def dara mu neex la lool nga koy fàttaliku bon gën a kontaan ci li nga liggéey parfois tamit nga am yenn gàllankoor yi yoo xamante ni bon dana la metti mais yaakaar naa ni man sama vie professionnelle sincèrement li ma ci gën a événement yi daal yi ma neex ñoo ëpp fuuf yoo xamante ni safaan la loolu ci gën a neex waaw ñu tëjee ko bëri na nga secret professionnel la parfois da nga def dara nga sa devoir la parce que xam nga sooy def sa devoir parfois da nga rendre compte que ni def nga dara loo xamante ni am na jeexital ci askan wi am na jeexital ci justice bi waaye mënuloo taxaw après di ko citer di ko ndamoo dëgg la parce que comme rek liggéey bi dafa amoon ci secret bi ñu ko doon defee secret bu ñuy bañ boo xamante dañuy tere ñuy citer yenn affaires yi même suñ ci génnee mënuñu ko di ko def waaye daal man li ma ci gën a neex moom mooy dugg naa ba génn ci kenn musul wañ sama loxo muy sama chef ça veut dire ki ma jiite ñëw ne ma defal loo xamante ni man nekkul ci sama ça veut dire gëmuma ko wala borom alal wala borom daraja wala muy sëriñ wala muy dëkkandoo wala muy mbokk waaw lépp daal li ma ci def su fekkee njuumte la tamit ci man la waaw waaye ne amul dara lu ma mës a def loo xamante ni c'est sous la pression loolu moom ci bi ma démissionné ci li ma gën a sant yàlla ci la bokk parce que c'était pas très évident dëgg la ñu ñëw si dernière question yi parce que temps baa ngi xoj mi ngi xoj ensemble changer le Sénégal fu ñu toll ci parrainage bi waaw parrainage yi moom ñu ngi ci bu baax ñu ngi góorgóorlu ci mbir yi aussi baax ñu koy waxee léegi naa ay jafe-jafe métti ngeen am pour matal pour matal lu ñu leen laaj waaw mënul yomb xam nga lu tax mënul yomb ñun suñu moyen dafa limité te gis nga parrainage bi ñaari gàllankoor moo ci am benn bi man daf may jaaxal lu tax nit ñi duñ ko souligner da ngay gis
parti au pouvoir nee nañ ñoom 3 millions de parrainage lañu soxla. gars yi lañ bëgg mais loolu c'est illégal. ñoom dañ ko rus a wax dañ ko waroon rus a wax parce que lépp lu nit di wax loo xamante ni. àndul ak yoon. ak leneen li moom mooy. mbir yi dafa war a am gore dafa war a am. muy fair play man dafa war a am ci jeu. man peut-être nit ñi dañ may jàppee ne dama naïf. waaye ne démocratie. jeu électoral jeu politique bi dafa war a am fair play. muy nit ñi di dawal yenn charte yi yenn gore nit ñi dañoo war a gore. di du rek man maa ëpp nit ñi xaalis maa leen ëpp alal maa leen ëpp kii naa def lépp pour gàllankoor leen. loolu du lu rafet te dañ ko war a condamner man dama yaakaar ni Sénat ci boppam. déggu naa seen communiqué keroog Sénat ci structure bu décevoir la. nit ñi la. waaw parce que fu mu toll nii ci période pré-électorale bi suñu jërul seen responsabilité wax yenn yi yaakaar naa ne suñu ñëwee ba ñu toog ci déclaration candidature wala ci campagne électorale wala ci élection yi dana am des difficultés ñoom ñoo war a njëkk a wax ni nit ñi nañu bàyyi ne wala ku am vraiment sa 67 000 mooy la maximum nga am sa réserve war nga mën a bàyyi ñeneen ñi ñoom tamit ñu wut puisque ñoom dañoo ne règle bi moom mooy nañu wut mais ñoom suñu bëggee wut ba ñeneen ñi aussi li ñu war a am ñoom ñu dem di joxe xaalis di joxe leneen parce que léegi parrainage bi ñun ñi collecteurs yi problème boobu la ñuy am dañuy dem fekk aussi yenn sénégalais yu leen di naan mais ana xaalis bi wala ñun leneen aussi loo xamante ni jaaxal na ma ci sénégalais ñenn ji naan waaw man suñu amul courant ku ñu jox courant la ñuy parrainer ak ku ñu defal suñu mbedd bi la ñuy parrainer ak yooyu waaw loolu yaakaar naa ni sénégalais yi léegi dañ cee dugal yenn jikko yu suufee aussi dañ ko dugal seen bopp parce que loolu man yaakaar naa ni li ñu war a taxawee moom mooy ni que ñi nga xamante ni defaluñ ñu lii duñu leen parrainel parce que ñi leen waroon defaral loolu mooy ñi fi nekk ci nguur bi. est-ce que lii tamit jotul yéen ngeen booloo parce que tey jii ñi bëri ñi ngi naan tey ku mel ni juge Dème war na mën a ànd ak Sonko war na mën a ànd ak Thierno Alassane Sall war nañ mën a ànd ak Thierno Bocoum war nañ mën a ànd ak Bougane est-ce que tamit jotul yéen ngeen jéem a tenté yenn genre retrouvailles yu mel noonu. waaw loolu dans une démocratie mënuñu ko exclure nit ñi di waxante di jokkoo di envisager yenn yi loolu mënuñu ko refuser ñun waaye ne dañoo toll foo xamante ni ñi ngay wax ñoon ñëpp ku ne engagé wu na ku ne candidat la léegi nag dañu xool li nga xamante ni mooy suñu kanam yaakaar naa ni ku ne am na programme am te ku ne war na am sañ-sañ aussi proposer sénégalais yi benn programme ne mën nañu dans l'avenir ñu daje waaw yaakaar naa ni intérêt Sénégal moom puisque moom ñun ñëpp moom moo ñu guidé waaw du ñàkk ñu gisawaat muy ci suite kii bi processus bi wala sax ci deuxième tour su amee loolu yëpp na ne lu ñu cëral ci wàllu waxtu jeex na monsieur le juge la ngay tàggoog auditeur www.informer.com waaw man maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa invitation di vraiment ñaan sénégalais yi ci parrainage bi nañu ci gën a taxaw bi moom mooy lan ñi nga xamante ni yaakaar nañu ni ñoom ay politique de rupture la ñuy def ñu jàppale leen ci parrainage bi ci lépp lu mu mën nekk parce que ñoom su fekkee ni nit ñi nga xamante ni yaakaar nañu ni ñoom ñoo ñëw jël engagement di def politique pour changer mbir yi dem nañ ba amuñu parrainage ñeneen nit ñi nga xamante ni xaalis kese la ñu yore waaw ñëw ba di fay xaalis pour am parrainage bi yaakaar naa ni ñun suñu bopp sénégalais yi seen bopp ñoo war a remettre en cause seen bopp ak yenn yu ñuy wax ni ñoom dañoo bëgg njiit yu jub ak yëpp waaw yaakaar naa ni dañ ko war a firnde ci parrainage bi sénégalais yi bëgg njiitu njub nañu xool ci candidat yi ñi nga xamante ni ñoom lañu yaakaar ñoo ci gën a jub ñu parrainé leen yaakaar naa ni loolu moom mooy être conséquent maa ngi lay sant vraiment ci sa invitation di la gërëm di la jox aussi rendez-vous à plus tard merci beaucoup. voilà jërëjëf ñu koy gërëm di ko sant kooku nekk le juge Ibrahima Hamidou Dème nekk président mouvement
ensemble changer le Sénégal moom la ñu doon dalal seen interview exclusive fii si www.inforewmi.com mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen yoon ak ci beneen gan jërë ngeen jëf.